xamoon naa ne su combat bi maag moom du yomb. moo taxoon nag dañoo waaj bu baax. demoon nañu Europe def fa 3 mois liggéey fa bu baax ak ñoom Daniga ñoom commando di ko nuyu bu baax a baax ñoom Eric def nañ fa liggéey bu baax ak Père Kanouté ñu ñëw fii yeggali fi liggéey bi. ndax yaakaaran nga ne façon bagarre bi Sa Thiès indi démb moom lay indi. waaw non Sa Thiès koo xam-xam ni moom du moom xam ndox du bàyyi yoonam. waaw moom xamoon naa ni noonu lay bëree xamoon naa ni bu ne prix day ñëw sama kaw. léegi combat bi fan nga jàppee ne man nga am ndam. waaw non Sa Thiès dañu nekk di bëre mais xam naa dafa ma xaw a umpale tuuti loolu moo ko sonal ci combat. lan la umpale ci yow. waaw dafa umpale ni moom ëpp ma doole. ba pare su ma ko féetewul xale moom féetewu ma xale ay morom lañu. ba pare am na ay qualité yu nekk ci man. waaw parce que bu fekkoon xam na loolu kon du bëree noonu. démb ci biir xeex bi gis nañu ne boot nga mu jéggi ku ngeen dem suuf nga génn nga kor ko ci kaw ak sa loxo góos daw dëbb sol foofu loo doon wut. waaw dañoo bëree dañoo xam nga waxoon naa ko ñëwoon nañu seet ma sama open press. ñu ne ma Sa Thiès bërekat la man leen bu ñu wuree loolu laa wane foofu. jàpp benn tilli ci àll. moom bërti gi day bari fu mu ko furee bu ko bàyyee nii def sedd na bu jugaat da koy keppaat. léegi démb gis nañ ne xeex bi xeexu mbedd ngeen def. am na benn arrêt bu mu jël combat baa ngi nii léegi commentéral ma ko gis nga ko léegi. waaw moom moo di xeexu mbedd. waaw man maa ngi doon xeexam bu jub. waaw léegi fii sama garde ngi ci kaw. léegi commentéral léegi. waaw fii dafa ma sëkkatal. waaw bu ko defee ma koy xool fii dama def déplacement waaw foofu mu fëgg dënam ma dóor ko arrêt mu dal ma daw jàpp ko dama dugal ans xam nga moom day mbot. waaw Sa Thiès day mbot boo ko jëlee rek day tëgg mbot. waaw léegi man dama ko jël ba pare nag dugal mu déclenché ma dugal sama ans ci biir. ci suuf indi ko ma waaw mbot ko moom. waaw léegi fii xool fii dama ko jàpp dëbb ko sol. waaw daal di téye mbagam bi. waaw fàq ko. waaw léegi fàq bi. waaw dama ko fàq mu ñëw. waaw gis nga ma ko fàq mu ñëw gis nga ma def rotation. waaw fii dama ko bëriloo parce que instant yi boo gisee combat bi dama ci liggéey rapidité vivacité. yaa ngi dégg te xam naa ni moom xaw na jël poids. léegi nag moom may ma ko temps. ba xaw ko plaqué mu jóg fii ñu jugaat xeex. fii da ngeen a jóg dama ko doon plaqué. mais bëgguma forcer parce que moom day mbot. ma bàyyiwaat génnaat ñu xeexaat continué waat xeex bi. waaw ci biir xeex bi nag dama ko dafa am ay samay coups yu mu jël. mais moom kuum jëluma ko parce que man maa ngi xool bu ñëwee dama esquiver gis nga laaw bi day jàll su mu dóoree rek dama esquiver. waaw mu jàll mais moom xoolu ci biir dóor bi. waaw après dama ko jël rek yegg ko fu sori tegal ko si waaw fii dama yëg gisoo sama bopp mi ngi ci dëndam. sa bopp da nga teg sa bopp ci dëndam ba pare tegu ko si ba pare kale ba pare dama koo ngembal nii. waaw loolu mooy gala jaane. waaw maanaam da nga pousse lii jëm droite. sa bopp jëm gauche. waaw parce que bi Sa Thiès dañuy wax rapidité am. waaw xoolal fii mais waaw dañuy wax rapidité mais chaque jour dama leen di wax ñi koy wax mooy ñi xamul sama rapidité. parce que ci rapidité laa ko daane ci laa bëreeg moom. yow da nga wàññi poids wala da nga yokkoon poids. waaw non man moom boo xoolee combat bi fii yaa mboot wala moo mboot. non man maa dugal ans indi ko. yaa dugal ans indi ko ba pare bëreeloo ko fàq ko. da ko plaqué mu bañ ba may ma ko temps daal mu bëre man maay bëre moom daa moytu mooy day moytu rek xam nga nit ki bëre ji mu ëpp avantage. Bourkhane yaakaar naa ni macha allah Bourkhane yaay menacé bi. combat bi foo ci tiite woon yow. combat bi tiitu ma ci xam nga man kii dañoo yàgg fi ñu commencé dafa sori et puis nee naa nit bu xamul valeur combat du ko gagné. te moom xamul woon valeur combat bi damay profité sax ci ñaanal ko moom Sa Thiès. ko yàlla joxe beneen combat mu am ndam. amiin xam naa ni préparé nañu. mais waxoon naa ni aussi ku gën a baax stratégie yaay daan. du mën a bëri mooy tax nga daan combat bi. ñun nag kii dañ ko jëloon yóbbu ko France. mu am lu mu wuti woon. bi mu ñëwee ñu boole ko li ñu ko war a booleel. pour que mu bañ a gagné combat bi combat bi. dafa lire ay leçons. correctement. waxoon naa ne ko 3 pièces laay ñëwee. 2 pièces yi laay liggéeyee. 3e pièce bi boo waree bëri laa koy sol. takkul ba bi mu bëree ba pare lay doog a takk. parce que ñun xamoon nañ li mu war a def si te boo xoolee dafa lire leçon yëpp ba mu mokk. kon yéen da ngeen ko tegal plan. moom la bu arbitre soufflé lii la Sa Thiès war a def lii nga war a def. su la attaqué da ngay def un pas en arrière. maintenir la distance bi sooy xeex ak moom da nga koy jege boo xam ne toujours da nga koy touché te esquive yi mu def su ko jegewul woon moom bu arrière woon kon coup yi Sa Thiès lancé yëpp da koy dal. da koy dal waaw mais daf ko jige. mais da koo jege moo tax coup yi di jàll ci ginnaaw. ci ginnaaw voilà léegi teg leen seen baaraam ñu àndandoon ak seetaan les grands combats bi daj dëpp gi. lay jeex na arbitre baa ngi wax ak ñaari mbër yi ki nga xam ni mooy Boy Niang moo féete ndeyjoor Sa Thiès féete càmmoñ
tey Kayre fii lu mbër di yëg. li mbër di yëg Khadim mooy boo paree da fexe bëggal say supporter rek Khadim parce que ñoom ñaar tey ku ci nekk am na fu la làmb ji war a jëmee ku ci daan da ngay dem ca kaw tey Khadim. jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan télévision nationale RTS 1 8h06 drapeau première dame du Sénégal parrainé par communicateur traditionnel organisé par Thialis Leewtoo 5e édition bu la Thialis Boy Niang ak Sa Thiès arbitre soufflé na waaw ñaari mbër yaa ngi di tekk combat bu doy waar. ñuy félicité première dame du Sénégal di ko ñaanal yàlla arbitre soufflé na ñaari mbër yaa ngi leewaatoo Boy Niang Sa Thiès mu ngi leewaatoo Boy Niang Sa Thiès mu ngi leewaatoo Boy Niang wàcc na Boy Niang Sa Thiès mu ngi leewaatoo Sa Thiès am ko na taxawal Boy Niang Sa Thiès mu ngi leewaatoo Sa Thiès am koy accéléré Sa Thiès a ngi accéléré Boy Niang Sa Thiès a ngi accéléré Boy Niang Sa Thiès 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 Boy Niang ñu ngi xeex Sa Thiès Boy Niang la ilaha illallah Boy Niang daan na Sa Thiès Boy Niang daan na Sa Thiès li ñu wax il fallait mu jox respect. Boy Niang daan na Sa Thiès daan na ko jël bu rëy a rëy Khadim daan na ko jël bu Boy Niang daan na Sa Thiès jël bu rëy Khadim dafa am lamb yoo xam ne da nga koy respecté da ngay respecté waa ji. am na combat yoo xam ne mooy li ma la waxoon tout à l'heure rek il faut que changer stratégie. waaw parce que Boy Niang dafa di koo xam ne dafay lire combat. day lire combat gis nga ba mu ko attaqué dóor ko gis nga dañuy xool jaxasoo dóorante mais xool na ko ba xam ne Sa Thiès ñu ngi toog si garab gis nga mu takkal li gën a daal di ko bañ. takk digg li bañ ko ko jël bu rëy Khadim. man nag bëgguma kuñ ma booleel ma jël. waaw wala gis ma def suma staff. waaw man mbër daf daa xas parce que wax naa leen làmb yëfi góor la. waaw parce que xam nga li tax suñu def loolu. parce que bëri nañ si fulla ak fayda. ñoom ñaar ñëpp dañ bëri ci ay champion la ñu bëri si ngor ak jom. loolu moo tax ñu am satisfaction pour tëggaat leen. waaw incha allah. Boy Niang dama bëggoon nga wax ma ñaata adversaire limal ma maay sa baay di sa nijaay wax ma maay sa baay di sa nijaay di bàyyi Sa Thiès di nijaayam wax ma diw baax na 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 mais sama adversaire sama staff loolu moom bëggatuma ko dégg. waaw balaa ma ñëw ci adversaire damay sant waa Thiès. waaw waa Tiwaawan di sant waa Sambé mi ma dëkk. sama far si kërëb Gambie. maa ngi leen sant bu baax gis naa taxawaay bi. gis nga kat dem mobilisation bi ma def. fan si kërëb bi ñoo tax waa jàmm gën cak sa waa Rufisque. waa Bayax waa ñetti mbaar yëmbal waa Pikine ñëpp bàyyi ma kenn. waa Thiaroye Kër Massar. waa Sébikotane sama maman Nen ak Jaata. waa Casamance Badiari. Kindakam maa ngi leen di bëgg bu baax Saane borom Kindakam maa ngi leen di bëgg Siraati Sarr maa ngi gis naa ñaan yi bu baax a baax sama papa ak suma yaay Abdou Kanyi moom il faut ma taxaw ci moom mooy kéema àndal ne mu toog. mooy rakku Kanyi production. magam magu Kanyi production. kii sama nit la man ak moom ba ñuy commencé ba léegi jël na benn 4 ans 5 ans boo xam ne daf maa indi këram Fadia ma ne fa añ reen ndekki moo ma koy jox xam nga loolu sa nit moo la koy defar. maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaaral bu baax mooy Abdou Kanyi mu sëñ Cheikh Daaru Rahman di nuyu waa Daaru Rahman di nuyu waa Daaru Rahman bépp ñu gërëm la ndax baayam ak Serigne Abdou borom dër bi la woon ñuy ay taalibe murid saa diix di ñu set nag di ñu leer waaw xam naa leen bu baax maa ngi koy sant maa ngi koy sant di ko gërëm sama papa Mansour Mbaye damay wax sax su communicateur traditionnel sama papa yëpp waaye sama papa Mansour Mbaye mooy exceptionnel maa ngi koy nuyu di ko gërëm ak famem ñoom Vieux Mbaye Lamine Mbaye Cheikh Mbaye comme ni koy waxee man taawu mu adversaire xale laa bu nekk ci affaire bi di waar ku ma jox Pape Thialis mi xam na ni moom moo ko tere ne bu bëggee moo burxaan Thialis kan nga yaakaar ne mën naa ko taxawal fii digganteem ak moom ko yaakaar waaw mais comme moom Balla Gaye la bëggoon la dem laaj ñu jox ko Balla Gaye bu daanee Balla Gaye kañ dem si bu gaa daanee Sa Thiès war na jël Balla Gaye kon bëgg nga Balla Gaye
man daal turuma kenn waaye bëgg nga Modou Lo. Balla Gaye Lac de Guiers. Lac de Guiers nag bëgg nga ko. ku ma lamb booleel. lamb ñu wax staff bi ñu jub. léegi man maay wax ñu lamb booleel. lamb booleel na ak Lac de Guiers 2. booleel na ak Balla Gaye 2. booleel na la ak Gris Bordeaux. booleel na la ak Tapha Tine. booleel na la ak Modou Lo. waaw juróoma ngi lamb booleel naa. waaw incha allah loolu juróom yooyu. waaw juróom yooyu ku ci waxtaan rek bul xaar rek. Modou Lo la ko lamb gën a booleel. waaw kon sabar gi tas na. tuq su ban saañ ba réer léegi bu yaakaar naa ni fi mu ne nii comme Thialis ne na mi ngi préparé bu àndeek dogal yàlla nga am combat bëri ci saison bi yaakaar naa ni Thialis bés boobu bés bi Bombardier ak Eumeu Sène di bëre nga boole ci Modou Lo ak Boy Niang yaakaar naa ni bés boobu dana nekk bés bu màgg. waaye damay ragal ne est-ce que dana xeex ci arène nationale bi. waaw du fa xëj moom du fa xëj ci arène parce que arène bi 20 000 places la. waaw te moom rek bu moom Modou Lo ñoom ñaar rek déjà ëpp na 20 000 places. xanaa leen léegi kon nan nga koy defee léegi nan nga koy defee da nga leen di indi xanaa nga def leen nga indi leen Léopold Senghor. ñaari combat yu dekk benn bés. pour ñaar ñu daan daje ji arène nationale. mën na loolu aussi mën na nekk. Burxaan yaakaar naa loolu neex na de. waaw ñoom ñeent ñu bëreendoo ci Léopold Senghor ci benn bés. waaw ku daan nag ñaar ña daan. ñu yóbbu dem arène nationale. loolu loolu mën na nekk comme aussi mën nañ ko tëgg première journée année prochaine aussi. année prochaine ah. waaw parce que juillet ak octobre amul ndax différence. Sa Thiès bi nga demee songook moom Sa Thiès diis na. waaw dama koy encouragé comme ni ma ko defee woon démb. waaw mbër xam naa ni yaa ngi seetaan maa ngi lay encouragé bu baax. waaw di la ñaanal jàmm di la ñaanal beneen yoon boo amatee combat bu dul waa Pikine suñu moom defal la ndam di la ñaanal jàmm comme ñun ñëpp duñu ay noon ay adversaire lañu benn moment bu ñu paree ñoo bokku ndey ñoo bokku baay ba ma ko daanee loolu laa ko wax ci géew bi ma ne ko champion ko daan nga ay champion continuer sa entraînement yi xam nga li ci kanam daal raw du bët yàlla baax na bu ñu nekkee ci combat nag signature léegi yëpp xam nga ak wax yi message yi parfois xam nga mu sànni xeer wala mu wax ma dara mais yooyu yëpp man damay jàpp ne sport la bu jeexee jeex na ñu ñëpp ñoo bokk ndey bokk bàyyi comme ni ma koy waxee dañuy wax ni boo ñaa càppaacoli bi nee na bu jeexee jeex na bu jeexee jeex na nag li loolu tekki instant ma sàcc xam nga amatul jeex na jeex na sa yaay lu mu la mujj wax démb Boy Niang waaw sama yaay moom dafa ma ñaanal dama maa lay ñaanal man sa yaay mi nga xam ne maa la jur suñu borom defal la ndam ma ne ko amin démb ban gàllaaj la sa yaay mujj a jox. non sama yaay moom lu ma jox gàllaaj. du jox gàllaaj. damay ñaanal yàlla la xam moom Alaaji Sàmm Ndukumaan Seck mooy baayam Alaaji Sàmm Ndukumaan Seck Cheikh Ibrahima Ndukumaan Seck moo ko jur Cheikh Ibrahima Ndukumaan xut bu rabaan la moom tàllee loxo ñaan rek. du joxe gàllaaj waaw tàllee loxo ñaan rek doy na mu sëkk. sa papa lu mu la mujj a wax démb. waaw te dëggool maa ngi koy nuyu sama papa bu sonn ci doom boobu maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di ko ñaanal jàmm bu baax a baax. di wax ne gis nañ taxawaay mook sama papa Mansour Diop gis nga ko démb. gis naa démb Pikine waaw moom xam nga Italie la jógee. waaw ñëw combat bi rek moo ko indil. mu ñëw ànd ak aal xam nga sama papa la moom day aalu léegi sa papa lu la déggul mujj wax démb bi arbitre bi dee woote rek. waaw sama papa moom day jékki-jékki bu ñëwee ba ci man dafa may laaj ni ba xam sentiroo dara sa yaram ma ne ko waaw maa ngi si jàmm. yaa ngi si jàmm su waxee loolu rek ça va parce que li ñu doon liggéey nañ ko entraînement moom ak sama course yi maa ngi leen nuyu bu baax di nuyu sama papa Bourkhane mi kii sama papa bu baax la ak douane yëpp doom yi douane yi ñoom Mansour ak douane yi yëpp ñoom loo maa ngi gërëm ñëpp taxawaay bi rafet na sama course yi ñoom lin per xës ñoom Maysa ñi nga xam ñoom jàpp per Adama Diop su ma limee dafay jum Diallo boxeur maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp waaw ñoom radiateur ñooñu sama mafia la maa ngi leen di bëggee di leen wax entraînement yi foofu lañ liggéeyee li nga xam ne moo war a daan Sadio foofu lañ ko liggéey